mbokk yeeg xarit di seetaan seen chaîne bu télévision RTV ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk leen fàttali tey ji ñu ngi ci àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2007 ñu fas yéene ñëw faram fàcce leen di fi jot a ruus ci ay xibaar ñu di ko dooree ak waa INSEP ci wàllu grève mu di école bi ñuy tàggate ay jàngalekat ci wàllu économie familiale ak lépp lu jëm ci wàllu technologie ñoomee nag tey ji dañoo xëy nag di amal ab grève li ko waral nag moom mooy jàppale ñaar fukk ci seen biir yoo xam ne ci atum 2006 bi di daaw la ñu jotoon a génn tegat ñu door li nga xam ne moo di grève bu xiifal naka démb ci suba loolee nag tax ndongo yi nekk ci set jamono ji daal di nañu rek li bare li nga xamante ni moom moo di corniche bi boole ci nag di taal ay pneu foofee ca yoon wa loolee nag nekk lu tar loo xam ne ñu ngi ko door nag tey ji ci suba ñu teewlu ki nga xam ne moo yor seen kàddu di Ousmane Diallo ci micro Bamba Faye. moom lu ko sooke mooy sunu recrutement dans la fonction publique rek dañuy laajte ni fu mu toll nii tey jii mooy troisième étape suñu plan d'action dañoo jëkk na déposé suñu préavis de grève depuis le 1er octobre 2007 léegi depuis 2 novembre ñu ngi en mouvement de grève fu mu toll nii moom amul benn suñu naataango yi kuy jàngale fu mu toll nii léegi nag grève de la faim bi mooy suñu troisième étape maanaam pour wane ni fu mu toll nii ñu doon doyal ci situation bi. boobu ñu génn depuis 2006 ba léegi kenn recruté wuñu ci fonction publique boobu ba léegi ñu ngi daw suñu ginnaaw recrutement dans la fonction publique. waaw bi ñu dajee ak ministre Moussa Sakho dafa ñu proposé professeur contractuel boo xam ne ñun nanguñu sax dégg loolu parce que ñun bi ñuy dugg école bi dañoo wax ne bi ñuy génn dañ nekk fonctionnaire dans la fonction publique te loolu moo ñu soxal fu ñu toll nii pas de professeur contractuel. mu nekkoon Ousmane Diallo bi nga xam ni moo yor kàddu ñi nga xam ni ñoo di école boobule di INSEP ñu fàttali nag démb nag la ñi nga xamante ni moo di seen ay ñooñu di bokk toll ci ñaar fukk te bokkoon ci promotion bu daaw bi dooroon grève bu xiifal ci jamono ji ñu di leen jàppale ba tey ci wàllu grève sax la ñuy desandi liggéeykat yi nekk ca Colgate Palmolive ñoom tamit nag démb rek la ñu daal di dooraat li nga xamante ni moom moo di tàngal yi nga xam ne yëngaloon nañ ko ci ay bés yële ca ginnaaw lañ ko doxee nag démb ci ngoon moom moo di rek jàpp ki nga xam mooy seen directeur ak it ñaar ñu toftalu ci kawam daal di leen di tëj ca biir bureau ya lànk ne duñ leen bàyyi benn yoon ñu génn loole nag taxit démb foofee ca Colgate Palmolive tàngoon na jër ci ngoon jàpp nag la ko waral moom moo di ñi nga xam ne mooy waaye Colgate duñu fësaloon ni dinañu dàq téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay liggéeykat yu nekk foofule te kat lim ba toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak lu topp waaye nag loolee li tax mu yëngatu mooy dañ leen a bëgg a dàqate duñ leen fay benn yoon li nga xam ni moom moo di seeni wareef ak seen yelleef ñu teewlu ki nga xamante ni si moom moo di Majoojo Fall moo yor kàddu liggéeykatu ñi nga xam moo di kër googu di Colgate Palmolive. bi ñu xoolee sur le plan mondial Colgate dafa bëggoon def li ñuy wax restructuration maanaam seen site de production yi usine de fabrication yi le tiers maanaam xaaj boo ko defee ñett benn bi dañ ko bëgg éliminer donc ñoom bi ñu waxee ci weeru octobre bi muy jeex dañu bëgg def loolu te loolu day affecté 155 employés nit ñi ne leen nangu nañ mais ñoom ñu ne dañu bëgg nit ñi dem ci base négociation à l'amiable ce qui veut dire que donc dañuy waxtaan ba juboo ñu dem donc bi ñu commencé ñoom li ñu wootee woon ak li ñu def bokkul donc bi ñu nee ba biir ñu gis ne ñii dañuy doflu ak ñun aussi on a un peu élevé la pression donc ñu yokk affaire bi mu xaw am lu yëngatu donc ci loolu lañ nekkoon ba vendredi ñoom ñu bëgg finaliser parce que dañu bokkoon bëgg nañ arrêter affaire bi fii ak décembre bi di jeex maanaam le 31 décembre est-ce que tu vois donc bu ñu ñëwee ci loolu ñu dem ba ay booru minuit mais on a vu que affaire bi dafa buté mais fi ñu nekkoon ñun ak ñoom sonantewul donc li desewoon ñu fekkante bëriwul donc bi ñu ñëwee lundi démb aussi am na li ñu doon xool ñoom pour ñoom aussi ñoom ñi ngi travail tey mu woote ñu ñëw andi ko une dernière proposition de solution de sortie de crise pour dire que ñun jusqu'à présent ñun ñu ngi ci logique gu pour solution ñu indil ko mu xool mu ne mi ngi xool après mu woote New York mu ne New York nee nañ ko na yem fii te mu commencé def licenciement pour motif économique ñu wax ko ne ba pare malgré ça avancé yi ñu amoon yëpp ci journée vendredi bi réunion bi nga xam ne dañ ko def de 10h à minuit jëm 1h du matin mooy li mu fa nangu woon yëpp sax da koy bàyyi léegi nit ñi wa ilaa ñu jël li mu bëggoon mooy plan initial bi mu njëkkoon proposé bi négociation yi di soog a door wala mu dem def licenciement pour motif économique donc loolu bi mu ko waxee ñun ñu ñëw woote AG pare def ci sitting nit ñi ne ko nag tey bala ngay génn fii bala ngaa wàcc tey di nga wax nit ñi fan lañ jëm parce que ce licenciement pour motif économique bi ñun duñ ko nangu parce que taxawul
ñaari affaire mooy tey nit ñi bala ñu fay jóg bala ngeen fay génn yéen maanaam bala ngeen tëddi seen kër di ngeen xam di ngeen wax nit ñi fan lañ jëm parce que fii nit ñi fi nekk yëpp ñu si ëpp comme ay homme de production la ñu si ëpp nit ñi dañuy tàmm def kaar dañuy fanaan di xëy di gont ñoom mosuñu fanaan ci usine bi ñun tàmm nañu fanaan ci usine bi depuis ay at donc ñoom aussi tey su fekkee waxuñu nit ñi lu leer par rapport fi ñu jëm aussi fii la ñuy fanaan comme ñun te ñun on est prêt toog ba keroog affaire bi di passer la nuit. waaw. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. ba tey rek ci biir xibaar yi ñu wax jëmale ci lëlub ñetti fan boo xam ne door nañ ko nag démb fii ci Ndakaaru lël boobee nag liñ ciy waxtaanee moom moo di rek li nga xamante ne moom mooy Afrique sow jant ak it li nga xam ne mooy coppiku yi am ci wàllub climat bi ñu jàpp rek ne ñi nga xam ni moo di ñi nga xam seen xel dafa màcc jëm ci wàllu boobu fas yéene fee daje ngir rek mën a taxawal benn projet boo xamante ni si xayma nañu lu tolloog ci 3 millions ak téeméeri junni ci ay euro yoo xamante ni war nañ ko dugal ci li nga xam ne moo di liggéey yooyu lee ñu wax a sumb reportage yu Fatou Kiné Deme. kër gu mag ga ca France boole ay kuréelu gëstukat door na niki démb ab waxtaan bu muy amal ñetti fan mu jëm nag ci coppiteeb jaww ji ñu jàpp ni rek mën naa indi gàllankoor ci dundunu doomu aadama yi booy seet sax kër googee ki ko dooleel te samp ko muy njëwriñ gi yore wàllu bitim réew nekk ca France def ci nag koppar mu toll ci 2 milliards yu toftal 300 millions ci suñuy koppar loolee yépp nag ngir ñu gën cee mën a taxaw rek réew yi faree ci Afrique sowu-jant booy seet sax mbootaay xeeti am na ab rapport maanaam lu ñu tënkoon mu jëm ci coppiteb jaww gi te ñu jàpp ne nag askan wi war nañ cee taxaw temb rawatina ak réew yi Afrique yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu gëstu Christian Sina Diatta moom moo jiite woon ubbiteb waxtaan boobee ba tey it ñu jàpp ne lu am solo la ñeel ñu ko sekkoon ñoom gis nañ ni sax war naa am ab lëkkaloo gu mat sëkk gu war a dox ci diggante gëstukat yi nekk ci Afrique sowu-jant ñi féetee ci bëj gànnaaru bu Afrique waaye tamit ci réewu arab yi ñoom tamit ñi ngi ñaax ba tey ñii di société civile yi ngir nag ñu mën a dugal seen loxo ci mbir mi ak waxtaan ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di jël ay dogal li ñu nemmeeku nag ne am na solo lool bokk na ci ñu dooleel xam-xamu ñi gëstukat yi féetee ci réew yi ndaw yi rawatina ak réewi Afrique yi. mbokk yi ci noonu la ñuy duggee ci xibaaru bitim réew yi mu duñu yóbbu ca Liban foofee nag ca Beyrouth ci sow jantu Beyrouth jàpp nañ ni naka tey ji ci suba gi ci fajar am na rek benn explosion bu fa am mu di benn oto bu tàkk loole it indi fa jee yu metti ndaxte kat gis ngeen bari na lool lu fa yàqu ci ay oto ak ay tali ak it yoon yi nga xam ne ni nañ ñi doon nañ ci jaar ñu jàpp it ci mbir moomu ni juróomi nit ñàkk nañu seen bakkan ci li nga xamante ni moo di explosion boobu lee gis ngeen li nga xam ni loolu la fa jot a yàq ni mu bare juróomi nit ñàkk ci seen bakkan waaye ca la ñu wax li nga xamante ni moo ko taxoon a jóg moom moo di rek li nga xam ne moom la ñu bëggoon moo di rey ki nga xamante ni si moom moo di benn njiitu l'armée bu nekk foofu di François El Hadji di it ku jege ki nga xamante ni si mooy Michel Cheyman di it njiitu ci l'armée ba waaye tamit nekk candidat ci élection présidentielle yi war a am ci Liban xam ngeen ni sax foofee ca Liban fitna dafay jub ci bu yàgg ba tey ndax li ko waral moom moo di
di seen élection présidentielle yi nga xam ni ñu ngi ko war a def takat altine ji passé rek lañ ko dàqaat mu nekk juróom-ñetti yoon yoo xam ne ñu ngi koy dàq seeni élection foofee ca dëkk ba li ko waral moom moo di ñàkk déggoo ci li nga xamante ni moom moo soxal wàllu ñi nga xam ne ñoo di opposition ba ak ñi nekk ca pouvoir ba loolu nekk loo xamante ni si nag lu metti la ba tax na organisation yi nga xam ne ñoo dénk wareef ak yelleefu doomu aadama ñaawlu nañu lool li nga xam ne moo di jéey ji nga xam ne am na fa tey jii ci Liban ci juróomi doomu aadama ñàkk ca seen bakkan gis ngeen noonu leen mu bari lool loo xam ne yàqu na fa ci ay wàllu oto ak it tali ak it nit ñu bari ñoo xam ne gaañu nañ ci ay gaañu yu metti bu ñu jógee ci xibaaru bitim réew yi ca Liban fi ñu koy jeexalee moom moo di ca Sarajevo ki nga xamante ni moom moo di général Dragomir Milošević nag tëj nañ ko lu tollook fanweeri at ak ñett ci kaso li ko waral moom moo di rek ci atum 1992 jàpp 1995 ab guerre bu amoon moom nag ñu ne dafa joxe ndigal ngir rek gis ngeen ne li nga xamante ni moom moo di jéey jëfa amoon loolu yëpp nag la ko sokke moom moo di rek loxoom da cee dugg bu baax wala sax mu sababal ko ñu jàpp ne nag bari na lool ay doomu aadama yu ci ñàkkoon seen bakkan ak it ñu ci gaañu gis ngeen loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la ba tax na sax tey jii ci suba lañ ko doon attewaat ñu jàpp ne nag fanweeri at ak ñett lañ ko tëj ci kaso loole nag ki jur dogal bi moom moo di këru attekaay bu mag bi di tribunal pénal international tey ci la dogal bi wadd ci kaw ki nga xam ne moom moo di Dragomir Milošević ñu jàpp nag kon fanweeri at ak ñetti kaso lay tëdd. jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi doon seetaan seen chaîne bu télévision RDV ci xibaaru bitim réew yi la ñuy tëjee xibaar yi ñu dellu doon jaajëfal bu baax ci teewlu bi di leen jaajëfal it di ànd bi ngeen ànd ak programme mu chaîne bu télévision RDV fu ñu toll di fëttali ko la suñu diggante ak yéen ndaxte kat li ñu bëgg mooy di leen jox xibaar say su nekk te it di leen dellu di leen gërëm bu baax ci teewlu bi ñu leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen te di leen jox daje ci suñu yeneen jotaayu xibaar.